circuit médicament Pape Cheikh maa ngi lay fay nuyu waa plateau bi yëpp kontaan ci partagé ko ak ñi fi nekk ñëpp une fois de plus circuit médicament dafa am mais ñun dañu xaw a bëgg lu yomb ba nga xamante ne dinañ jënd li ñuy tuddee faux médicament wala médicaments illégaux alors que Sénégal dafa am benn réglementation ba nga xamante ne bépp garab balaa mu fiy dugg war nañ ko saytu xool ko mu topp réglementation boobu ba pare balaa ñu koy jaay nit ñi tamit war nañu wóor ne jaar na ci réglementation bi nga xamante ne teg nañu ko pour bépp médicament bu fiy dugg loolu nag terewul ba léegi am na débat buy posé wu ndax boo leen fàttaliko le 14 avril bi passé am na ay médicaments yu ñu saisi ci benn kër te biñ fa demee di ko xool condition de yi ñu ko doon conserver daal dëppoowul ak normes yi nga xamante ne scientifique yi teg nañ ko pharmacie teg nañ ko kër docteur teg nañu ko tey nag Fenêtre Santé ci loolu la dem intéressé wu jéem leen a wan circuit médicament balaa muy dugg fii Sénégal fan lay jaar ak lan lañ ci war a xool ñu ànd ci ak Fatou Kiné Dem ak Mbaye Diouf aussi ci reportage bi. moo gën a wóor. Pape Cheikh nañu ko jëndee fi ñu ko war a jëndee parce que Sénégal rek ngay dox taseeg nit mu ne la ndax médicament nga bëgg. ville def nañ ma ko da ngay choqué wala ngay gis kenn ku yenn ay garabam wër di jaay te du médecin du pharmacien du lenn xamul ban circuit la garab bi jaar te pourtant teg nañ circuit yi nga xamante ne dañuy mën a aar population bi ndax garab déjà bi nga xamante ne baax na sax soo ci ëppalee mun na nekk poison waxantuma la ak benn garab boo xamante ne xamuloo fan la jóge amul traçabilité jaarul ci circuit bi mu war a jaar testé wuñu ko avant ñu koy dugal ci biir dëkk bi échantillon yi jëluñu ko def ci test jaarul fi nga xamante ne fa la war a jaar pour ñu mun ko dugal ci biir pharmacie yi mu tas ci dëkk bi donc garab daal war nañ ci def attention bu baax ñuy remercier Fatou Kiné Dem ci gëstu bi mu ci def ndax effet secondaire da ci am ci bu dee bu baax bi waxuma la ak boo xamante ne xamul fan la jógee Pape Cheikh. voilà conséquences yu métti jeexital yu doy waar
la nit mën a mujjee bu dee mu ngi jëfandikoo lii tubaab tuddee faux médicament. voilà faux moom baaxul ala kulli yàlla wa. faux baaxul alaaji Pape Cheikh jëm ci garab yi ndax ñoom pharmaciens yi ñoom ñoo ko wax ndax loolu mooy seen liggéey jëm ci garab dafa am foo xamante ne foofu lañ ko war a jëndee waaye nag bu nekkee lii Fatou Kiné pare. nga xamante ne bu nekkee am na garab parce que yoon moom mooy tranché bu nekkee am na garab kon pharmacie lañ koy jaay ak fi nga xamante ne foofu la ñuy fajoo su boobaa dañuy tooñ consommateur bi parce que ñoom bu ñu nee consommateur bi na dem jëndi garab Pape Cheikh ci pharmacie muy circuit légal mu dem l'hôpital tamit ñu bindal ko fa mu dem jënd ko ci pharmacie hôpital kon bu ñu ko fa jaayee garab goo xamante ne nekkul toppul norme yi kon dañuy tooñ consommateur bi waaye nag kon balaa ñoo egg ci tooñ nañu consommateur bi am déet parce que loolu yoon moom moo koy tranché dañuy wax ne garab mën naa am njeexital ci wàllum wér-gu-yaram ndax ñoom pharmaciens yi ñoo koy wax garab bu fajul mën naa doon tooke bi mooy xam nga garab dafa am dosage maanaam dafa am loo xamante ne mi ngi ci biir moo tax ñu naan garab bu duggee ci biir nag maanaam day def li nga xamante ne moom la ñu ko soxla woon loolee nag bu ko deful mën na koo yàq am feebar yu bari yoo xamante ne mën na koo indi am na benn article boo xamante ne sax professeur Abdou Niang moom moo ma ko defaraloon jëm ci li nga xamante ne moom mooy les conséquences sur la santé jàngoroy roño bi ñuy wax Pape Cheikh nga xamante ne lëmb ne àdduna bi xam naa sax sunu gan Alioune Badara Cissé dina ci wax ndax jàngoroy roño maanaam dayo bi foo ko natt weesu na ko li ko waral mooy am na ñoo xamante ne ñi ngi dox ak feebar bi xamuñu ko donc loolu moo tax ñu ne dayo bi foo ko natt maanaam insuffisance rénale moom mooy les maladies rénales chroniques am na boo xamante ne c'est aigu am na boo xamante ne c'est chronique léegi nag li ciy topp mooy dialyse te xam nga dialyse faj bi cher na yàgg na ak itam garab gi bu nekkoon sax dialyse bi rek baax na mais da ngay jënd garab kon maanaam loolu lépp nag balaa ñu ciy egg ndax garab mën naa indi jafe-jafe roño bi segg liy jaar ci yaram donc loolu bu fa garab ga eggee mën na kaa indi ay yàqu-yàqu yu bari kon nga doon faju fa jëlee fa loo xamante ne day yàq sa yaram nañuy jënd garab fu ñu ko war a jëndee ba noppi ñuy bàyyi garab yi nga xamante ne dañu koy jënd duñu am ordonnance ak yooyu maanaam dañoo yeb garab Pape Cheikh ñun garab dañ koo yeb maanaam dañu koy bindal sa bopp wala Pape Cheikh am garab jox ma ko wala man ma am garab jox ko Marie-Louise ñu di ko paasanteeg yooyu yëpp baaxul parce que am na garab yoo xamante ne boo ko yàggee jël day yàq yenn ci say organe néphrologue bi wax na ko professeur Abdou Niang moom itam ñu koy sargal ndax xam nga ne ay bés bi moom la ñu fal mu nekk président commission dialyse bu société internationale. Et puis c'est un combat qu'il porte depuis très longtemps. Voilà donc c'est un combat qu'il porte depuis très longtemps donc il est porté à la tête de cette commission. di ko sargal moom itam ndax yàgg naa wax ci doy di rañoo moom boo ko laajee sax ci wàllum doy di rañoo danaan nañ wax ci fagaru bi ndax faj mi cher na metti na goo xamante ne bu ñu wax nit ñi sax ne dialyse ak leneen am na ci nañ leen wax ne nan la ñuy def ba moytu ko maanaam lekk gaa ngi fi def sport mais am na loo xamante ne Pape Cheikh mënu see ñàkk mooy garab yi ñuy jëfandikoo ndax bu roñoo bi ñu waroon a jëriñ bu ñu demee ba mu manqué nga xamante ne Sénégal tollooguñu foo xamante ne dañ lay def greffe loolu lépp tollooguñu ci kon nañu fexe ba garab bu ñu koy jëfandikoo nañu xam fu mu jugee ki ñu koy jaay li muy jëriñ bu ñu ci noppee ñu bañ ko utiliser waat ndax am na garab yoo xamante ne dafay faj wala dafay rey ay microbe yooyu bu ñu ci ëppalee wala nit ko war a jëfandewuñu ko ëllëg dinañu dalaat ñu bëgg koo faj ñu naan ko du ñu jëriñ dara te xam nga loolu nag jafe-jafe la parce que infection bu duggee sa biir yaram mën naa yàq lu bari donc nag boo jëlee garab gi nga xamante ne moom nga jàpp ne moo war a rey virus bi microbe bi wala leneen nga naan ko jëriñu la dara kon bu boobaa beneen jafe-jafe nag moom mooy am boobu moom paj mi day topp feneen beneen jafe-jafe ngay am di wax ne tiitalu ñu nit ñi mais chaque jour dañuy nekk ci ñaax bi te ñaax boobu am na solo nañuy dem pharmacie di jënd garab ak itam circuit yi nañ koy xoolaat ndax coow yu mel nii li tax Pape Cheikh coow lii rëy mooy dañoo xamul dëgg-dëgg lan moo nekk ci biir faux médicament xam nga histoire yooyu yàgg na am Sénégal mais aujourd'hui on a cité plusieurs parties maintenant nag loolu yoon moom moo koy régler di ko lijjanti waaye di wax ne képp koo xamante ne yaa ngi nekk doomu Sénégal nekk ci biir réew mi na ngay xalaat
wér-gi-yaramu sa yeneen naataangoo yi parce que mën naa am ne bokk ak nit dara waaye su feebaree mën naa fexe ba yegsi si yow ñaan la loo fajoo te bu boobaa tamit da nga koy yëg voilà kon ñuy wax ne sénégalais yi nañu bàyyi xel ci garab yi ni jëfandikoo ndax loo xamante ne bu duggee sa yaram bu la fajalut boo moyul tooke lay doon te tooke bu duggee si biir yaram da koy yàq kon nañu fexe ba bu ñu koy jëfandikoo nañu ko jëfandikoo ci anam yoo xamante ne que docteur moo ko digle di dem di ko jëndi fa ñu ko bëggee ba noppi di ko jëfandikoo tamit nañu ko bëggee. voilà maître lan moo ci sa xalaat wala sa taxawaay. man dama am njàqare parce que réew moo xam ni dañ ko organiser warul mën a nekk ñu di fi dugal ay garab bu dee benn. oui parce que am na ay ONG yu ne ay garab am na ñuy voyager ñu may leen ay garab bon par tolérance ñu bàyyi ko mu jàll mais ñi nga xam dañuy indi ay garab en quantité presque industrielle dañu war a am même des autorisations du ministre de la santé te garab yi ñuy indi waruñu ko booleeg ay fauteuil ay canapé ay affaires dañ ko war def séparément waxuma nag li ñu wane nii des milliards et des milliards en valeur dugal ko ci réew mi ba pare kenn bëggul taxaw jël la responsabilité. Je pense qu'il y a une faille énorme dans ce système-là et on continue encore de nous empoisonner avec des médicaments yu jógee Chine yu jógee bëgguma tudd dëkku jàmbur mais Nigéria Inde et cetera comme si ñun daal ñooy mbalitu àddina bi lu waay defar te mënoo ko jaay feneen nga indi ko gis nañ ay garab yoo xam ne mënoo ko xàmmee bu baax bi ak bu baaxul bi soo ko dajee nag ba xëcc ko fekk wëtteen la bu ñu comprimé xam naa ni farine bu ànd ak daakaande ñu def ko ci kaw pressé ko muule ko di la ko jaay da nga koy jënd parce que jaaxle nga di la ko jënd à bas prix naan la bii mooy générique bii et cetera alors que yooyu yëpp dañ ci war jóg jël ñii nag dugal ci kaso bi c'est un acte mais du loolu ñi nga xam ne ñoo ko fi dugal ñoo ciy profiter ñu ngi ci biti et ça vraiment il faut que on s'en occupe nekkul rek ci garab mi ngi ci ñam yi ñuy lekk mi ngi ci boisson yi nga xam ne dañ koy naan lu ne kenn toppatoowul dara jàpp ne nag war nañ ci wax ni ngeen tàmbalee nii c'est très bien ma sœur a bien agi elle a bien campé le problème parce que dafay mel ni Ablaye dañ ñu bëgg a rey xanaa mais sëñ bi dañ ñuy rey nga naan dañ ñu bëgg a rey dafa mel ni dañ ñu bëgg a rey kay ñu ngi ñuy tifaare c'est pas normal wallahi la direction de la pharmacie et du médicament dafa war taxaw ñu jox ko ay jumtukaay muy tester di def ay échantillons dans les cartons di prélever di tester balaa ñu koy nangu la douane taxaw su fekkee c'est un médicament prohibé ou dont l'origine est contestée ñu teg ko de côté ñi ko fi dugal ñu ni leen ñu teg leen loxo ñu xam ne ñun kat ñi ñu dénk suñu bopp ña nga ñuy aar suba ak ngoon guddi ak bëccëg du ñàkk nag mu am yu rëcc ne bu rëccee ñu xam ne rëcc na nanka la rëcc ñu lijjanti ko waaye loo xam ne jaxaraan indi ko stocké ba kër gi fees ñu denc ko ci salle d'eau yi teg ko ci kaw siège WC yi waaw mais ñi ils sont même pas sérieux Ablaye li lay wan ni dafa garaaw dafa am convention internationale boo xam ne Médicrime la tudd Médicrime maanaam dañuy criminaliser trafic de médicaments ak lépp luy faux médicaments boo déggee criminaliser mooy dañuy yéegal xeetu tooñ yu mel noonu teg ko ci tooñ yi gën a kawe pour nit ñi gën a comprendre bu yàggul li ñu fi mujjee criminaliser fii ci biir réew mi mooy viol loi bi nga xam ne day criminaliser viol nga xam ne kon teg nañ ko fu kawe trafic de médicaments dañu ko criminaliser donte sax convention bi Sénégal ratifié gu ko waaye jàpp nañu ni dugg nañu ci convention bi ratification bi nag procédure la ñu ngi ci waaye xamuñu lu tax ba léegi sax defuñu ko mais loolu moo lay won gravité bi nga xam ne nii am na ko te dafa am xewee ci contexte boo xam ne c'est très important dañu génn ci suñu célébrer 61e indépendance 4 avril thème bi lan la woon force de défense et de sécurité et la protection des frontières protection des frontières da nga ciy dégg état-major da nga ciy dégg forces armées maanaam militaire moom lañ ci gën a ràññee mais da ngay dégg ñii nga xam ne ñoom la ñuy wax les soldats de l'économie mooy douane mooy wattu suñuy frontières ci lépp loo xam ne bitim réew lay jóge war fee dugg est-ce que xel mën naa jàpp ni kuy dugal ay conteneurs
loo xam ne nii amu ci droit da koy dugal ba pare toog ci xottu nen naan yàlla na jàll. loolu xel mënu koo nangu. li am mooy lu ñuy lijjanti la ci yoon pour xëy na am ko gëmm mu jàll parce que bu ñu naxantee xaalis bu toll nii kenn du ko importer di yaakaar ni da ngay toog ci xottu nen pour naan bu yegsee fa mu war a jaar yàlla na jàll yàlla bu ko kenn gis. complicité mënul la ñàkk ci lii te téyewuñu ko fa nga xam ni fa la jàpp ni fa la jaar bu doon dafa ñëw ci port ñu téye ko ok def nañu seen liggéey mais fa ñu ko téye mooy dugg na ci biir dëkk bi ba dem ba ñuy tàmbalee dispatché ba nit ñi di ci serviru te réew mi nag lu xew dañuy bàyyi jaan di topp ci watit wi dóor fa ñuy seet du foofu te xëy na aussi bëgguñoo seet mais lii waroon nañ ci taxaw de telle sorte que dès les premières heures dana am ñoo xam ne wax dëgg fa yàlla danañ leen laaj ay compte ndax ñi yor frontière économie douane la wala port waruñu leen mën a teggi di seeti feneen ña nga xam ne nag bu fekkee ni dañoo joxe autorisation pour mu dugg ci lu warul am autorisation ndax ay garab la du ay produits paramédicaux yoo xam ne nii mën na bañ am autorisation loolu tam ñu lijjanti ko mais li ci jiitu mooy fi mu jaar ak naka la def ba génn fa nga xam ne nii fa la duggee ci réew mi ba mën a dem foo xam ne ni fa lañ koy denc pour dispatcher ko ba nit ñi di ci jot. garab amul kenn ci ñun koo xam ne mën ngaa seetlu garab xool ndax bu baax la am baaxul. moom kay yaqin ngay am ci jënd ko. jëndee ko fa nga ko war a jëndee. te nee nañu ñi doon serviru bokk na ci ay établissement public. nit da ngay am yaakaar sax feebar. nga am yaakaar ci garab gi nga xam ne moo la war a faj mais sa feebar toll foo xam ne garab bi du la mën waa léegi bu ñu demee ba la ñu lay sol ci garab non seulement faju la dana retardé faj ba parce que ñi la koy jox dinañ yaakaar ni dina wàññi feebar bi mais boobaa ñu ngi lay lor loolu moo tax ñu criminaliser ko te crime la dafa am nag lu fi jaar ci taarix Sénégal jaruñu ci dellu siwaat parce que jàpp nañu fi trafiquant faux médicaments ñu dëxañ turam ci liste boo xam ne gracier nañ ko président de la ci boppam taxaw na wax ni ñu njort nangul ko ci ne xëy na dañu ko tromper de bonne foi ndax moom président buy gracier nit vraiment du nekk di wër liste 600 personnes yi ñu ko tegal yëpp di xool ku nekk kan la mais que dëxañ turu trafiquant de médicament boobu ci listam est-ce que wër nañ ko ba léegi xam nga loolu mooy tax du ñu am yaakaar ci ni lii itam danañ ko topp ba mu sës loolu yu fi nekk la rek mais lii lor askan wi dañ cee war a taxaw redevabilité publique aussi loolu la te loolu médiateur dinañ ci ñëw ak moom lu bari ci redevabilité publique. voilà donc heureusement ba médiateur baa ngi fi. moo tax sujet bu ñëw rek bu ci waxee dafay jëriñ am na beneen alerte itam bu am solo bu ñu jagleel xale yi bëgg dem Barça wala Barsax